Salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Jawar maa ngi lay nuyu di la toog fu modeste pour wax li ma la bëgg a waxal ndax tasawuf moom doon li nga doon rek la waaye du solo ma ni jug toog fi barab bu am ay membres yu doore yooyu voilà pour analyser menace terroriste boobu France wax fausse alerte la parce que fausse alerte la xam nga ne seen dernier militaire yi jóge nañ démb gaaw léegi nag liñ décidé woon réarticuler leurs troupes en dehors du territoire malien Niger dañu jure Sénégal lañ parce que 59 soldats français périr nañ sur le champ parce que yéemi ko ñoom dañ doon kon loola fali mu ne su ak sant te it mu ne suta ñàkk amit une pensée pieuse aux soldats tombés sur le champ d'honneur tombés dans le champ de l'honneur foofu kon Afrique ak africains yi dañ leen ki sant waaye nag dañoo dem ba ci biir ñuy toujours ñu nekk ay ñuy utiliser terroristes yi comme chiffon rouge pour tël africains yi pour mën a am benn présence militaire maanaam li précisément ay checkpoint militaire au point de passage yi nga xam ne ñoo jëm ci maanaam zone de gisement des minéraux c'est-à-dire les zones de gisement minière fi minéraux yi ne ñu bëgg koo occupé ndax jërul leeral wax naa sànq ne France dafa bëgg a am électricité décarbonisée c'est-à-dire boo xamee ne day rompre les amarres ci lépp luy énergie fossile maanaam énergie combustible yépp dañ koy kii maanaam di jëfandikoo énergie nucléaire loolu la France yi bëgg a def waaye nag depuis quelque temps depuis ay objectif am dañoo tàmbuli ak ay projection énergétique am dañoo tàmbuli am problème parce que ni mu bëggoon a def mais ni si uranium nigérien bi ni bu Niger ak Mali objectif yooyu yàlla dugalu ko te it or bi nga xamee ne oru Mali bi da caa tegoon bët te or boobu autorité yi fa ne autorité militaire yi fa ne dañu de connivence ak Russie ak partenaire russe bi léegi dañoo am société de raffinage boo xamee ne oru Mali moo koy traité te loolu am na benn ki nga xamee ne mooy moom Wagner mooy kii am na ci 78% kon Russie yi dañ leen a coiffé ci dans les attributions des marchés li Russie yi gagné ci marché yi ñoom gagné wuñ ci dara léegi nag France nekk entre convoitise de l'or et des ressources minières du Mali ak hantise des mercenaires Wagner sax dañuy ay mercenaires parce que milice privée la voilà léegi nag maliens yi dañoo dem ba xam ne France moom lenn rek lay bëgg di xoqutal la toujours pour accaparer aux ressources minières gazières fu mu mën di doon ni États-Unis lay emboîter les pas créer terroriste créer ay katiba créer sanru xilaafa pour terroriser xeet woowu pour toujours ñu koy ragal ñooñu doon ay chiffon rouge yoo xam ne da leen di assister pour justifier sa présence militaire ci zone yooyu nga xam ne zone aurifère pétrolifère zone de gisement d'uranium et cetera minéraux yooyu la bëgg a teg loxo toujours nag benn modus operandi la am modus operandi bi mooy maanaam brandir benn menace terroriste comme chiffon rouge pour ñu xëcc ko Sénégal it bu fi xam nañ ne dàq nañ leen Mali dem nañ mi ngi jéem nag créer benn guerre civile entre Mali ak Côte d'Ivoire ñu ngi koy expérimentaliser di xool ñu ngi koy créer bambara yi dëgër nañ waaw mais France moom toujours
monter xeet wi jël ci xeet wi rek bu monter wut pël yi contre les bambara fu ne nag benn modus operandi boobu fii mu monter fi pël yi contre les bambara fee mu monter fa inversement rek fële mu werse fi monter fa bambara yi kii temps yi nag pël yi la jël terroriste pël yi jihadistes yi la jël pour monter leen pour déstabiliser leen pour mën a dellusiwaat contrôler zone yi nga xamee ne ñoo receler les minerais bi ak ressources gazières et pétrolières léegi nag bu naan ay kii loolu muy wax France Sénégal naan menace terroriste fausse alerte la yàgg nañoo wax naan Touba menace terroriste Touba pour tiitloo nit ñi pour bu ko defee ambassadeur France ñëw fii gii mi ngi waxtaan ak ay potentats religieux à Touba dessin yi mu am Touba xamees na ko ñu ngi ne Thiel te des na ko génne bismillahi taala c'est faux na Sénégal yëpp xam ne c'est faux la su fi attentat terroriste amee nag ñoo xam ne France te bu boobaa si le Sénégal brûle les Français ne seront pas indemnes man maa leen ko wax su Sénégal tàkkee Français yi duñ rëcc si le Sénégal brûle les Français ne seront ni indemnes ne seront pas indemnes maa la ko wax duñ ci génn nañ ko xam yii ñuy def lépp dàq nañ leen fu ne léegi nag nuñ justifier nu ñu amee Casamance fa pétrole ba nekk ak gaz ba booru Mauritanie fa pétrole ba nekk ak gaz ba ñuy wax seen ay fausse alerte yooyu mais yàlla def na Sénégalais yi kenn gëmu leen ndax xam nañ leen waaw bu ñuy yem nañ yem seen ñaari gaay yooyu Macky Sall ak Ouattara mais nit ñi peuple sénégalais xam na leen te gëmu leen léegi bi ko ñaareel it mooy li nga doon laaj ci problème mu hôpital bi pour tënk man wax dëgg yàlla war naa cee mën a wax donte sax war naa mën a faire une incursion dans un domaine qui n'est pas le mien parce que bu dul dara it maa ci weeru koor maa ngi juddoo ci hôpital lu daal kon sañ naa mën a dugg ci domaine bu dul sama mbir wante mën a affaire politique du sama mbir ci islam jaahidu bi doomi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shahid ma barkeelu ci bayit woowu waaye nag la ne ca bay wit yantali alayya yantal ko fi shay dégg nga alors léegi nag soxar buñ fàttee ne tubaab yi sunu maam yu tedd yu baax yi ñëpp nag dañ daa yeew di takk di yeew di jéng tubaab yi dañ daa jéng yeew takk di dóor di diri jéng yeew takk dóor diri ku daa jéem a bañ yeew jéng takk yeew dóor diri loolu tubaab yi amee woon ak sunu maam yi léegi nag ñoom Macky Sall mais avataru ay nègre de service lañ noonu buñ fàtte ne tubaab daaw toog ab nit ku ñuul daa yorob yat di dóor jaam ñeeg tubaab yi koñ masa dóor wala jéng diri ab noir la daal dóor jéng diri coxarte googu nga xam ne mënuñoo tolloo rek kuy bañ mooy li xam nga soxar ba ay malade maanaam kii tuddati soxor ba ay malade yu am jalis léegi sax nekk ci détresse fu détresse yam ak néew doole di souffre dëgg souffrir am souffrance pire corporelle psychologique traumatisme nga ne nag da nga leen di génne ndax da ngay jaay xam nga loolu mooy lan loolu mooy ligne droite capitalisme la capitalisme mooy culture du déchet maanaam nit déchet la variable d'ajustement la su amee xaalis pour face au profit pécuniaire ak profit intérêt nit du dara pour ñoom objet bi nga xam ne déchet la bu dee nga suul ko yaramam déchet humain am na ñoo xam sax ay compost lañ ciy def di ko suul ci seen jardin wala muy naat wala ñu ciy def te OGM bu nit dee daal amatul jariñ yariñ ko mën nañ koo jariñ nit déchet la bu nit dee dundi te amatul xaalis wala muy souffrir dunduk nit ñu créé ci ay flexibilité yoo xam ne amul maanaam dunduk nit amatul benn sens ak maanaam su demee ba ne sonn na nee na ñu créel ko ay noonu la mi mooy lañ euthanasie neen ku tawat bay yëgatu lee man sañ nañ laa rey noppal la loolu lañ naan suicide assisté wala euthanasie wala accompagner ko wala li ñu naan la fin de vie dans la dignité
kon nit amul maanaa daal capitalisme nit amul maanaa bu intérêt ak xaalis amee rek nit amul ku ñuy jaay la ku ñuy jëng la wala 3 milliards wala 10 milliards malaat yey soox ak kii war nañoo indi am Macky Sall ba soxor bu génne leen amul benn compassion amul benn sensibilité ci seen sens seen détresse il s'en fiche xaalis sew na wala tubaab bi sant lañ ko Sénégal it xam ne situation boobu lañ ne asalaamaaleykum